moom koddu biige moom biige sukka bi mu ko dencee am ak moom ma koddu Juuf moomule nga xamante ni mënoon naa falu ci Siin mën a falu ca Saalum mën a falu Kajoor mën a falu Bawol ndax ni mu juddoo ma koddu moomu falu na foofu ci Siin ma koddu bi mu faloo bokk na ci ñi nga xamante ni tamit bi muy falu ci Kajoor njëkk nañoo bañ taxawaayu tubaab yi fii ci biir réew mi ma koddu bokk ci ñi nga xamante ni bi doomam Birima Fatma Thioub moom doomam ma ko njëkk a falu ndax Maysa Tend Joor dafa falu Damel bi mu wàccee sëtam di Birima Ngoone Latiir wutu ko te Birima Ngoone Latiir ma koddoo ko jur waaye moom moo njëkk a falu baayam waaye bi baayam wàccee moom moo ko wutu bi mu faloo nag tubaab yi dañoo doon waxtaan ak moom Birima Ngoone Latiir ngir teg raay bi ak seen gaar yi ak seen i pos bi mu saayee nag fekk seen waxtaan woowu jeexut bi ma koddu ñëwee wutu doom ji tubaab yi dañoo ñëw ci ma koddu ne ko dañoo tàmbali woon nañoo waxtaan ak ki nga xamante ni moom di sa doom di Birima Ngoone Latiir ngir mën a taxawal sunuy gaar ak sunuy poste ak téléphone te yooyu ñett la yoo xamante ni benn mënu cee manqué ci suñu nekkin ci réew mi moom moo ko laaj nga xam nga tubaab yi ñoom toujours dañ doon xool rek li nga xamante ni moom moo gën ci ñoom ngir ñu mën a am li nu bëgg ci réew mi ngir yóbbu ci seeni réew ma ko dune leen Birima day sama doom la di doom ju baax maa ko jur waaye nag musuta waxtaan ak man ci loolu waaye nguur gi nga xamante ni maa ko yor fi mu toll nii man maa ko jiite te man maay xool ni ma neex ma jiitee ko te teg ko nag ci aw yoon waaye loolu ngeen wax noonu mënuma cee nangu leen tubaab yi nag loolu nekk lu metti ci ñoom ba nangootunoo may ma ko du jàmm ba ki nga xamante ni moom moo di Faidherbe bi ñuy dajee jétti Faidherbe dafa wax Pinet-Laprade mi nga xamante ni mi ngi woon Gorée ne ko le 30 décembre 1861 na nga déparé Gorée man ma déparé Ndar nu daje fi nga xamante ni moom moo di fële ci jétti ngir mën a jàmmarloog ma koddu ba lu xare boobu nekk xare bu metti boo xamante ni tubaab yi li leen ci metti woon rek mooy taxawaayu ma koddu moomu falu na foofu ki nga xam ne moo topp ci ma koddu moom moo di waagaan Kumba Sanjal waagaan Kumba Sanjal ñaare nga dégg ci way Youssou Ndour yi mu koy way waagaan Kumba Sanjal moom moo ci topp ki nga topp ci waagaan moo di Valdiodio Ndiaye Samba Lamdu Ndiaye moom moo ci topp Samba Lamdu Ndiaye Biram Paate Ñilaan moo ci topp Biram Paate Ñilaan Lat Sukk Ñilaan moo ci topp Lat Sukk Ñilaan Lat Sukk Fañaam moom moo ko wutu Lat Sukk Fañaam Buka Cilaas Jaajal moo ko wutu Buka Cilaas Jaajal ma koddu Samba Juuf a ko wutu ma koddu Samba Juuf Buka Cilaas Mbojjël moom moo ko wutu Buka Cilaas Mbojjël Buka Cilaas Maye Sum moom moo ko wutu Buka Cilaas Maye Sum Maye Ndong Juuf moom moo ko wutu ma koddu Maye Ngom Juuf moom moo ko wutu Lat Sukk Paate Fay moom moo ko wutu Lat Sukk Paate Fay Njaag la jigéen Fay moom moo ko wutu Makumba Mbóoj moom moo ko wutu Buur Siin ma Juuf Ñilaan Fay moom moo ko wutu Buur Siin Kumba Ndoofen fa mag moo ko wutu Buur Siin Kumba Ndoofen fa mag tamit nga gis ne moom it taarix xam yaatu foofu ci Siin ndax xam ngeen ne ci càllale Njuufeen googu nga xamante ni ñetti maam la di Ñoxorinda ak Yungarinda ak ma Manginda ci la bokk ci càllale Ñoxorinda ndax xam nga Ñoxorinda moo jur Bukar daa xoole jël Linguère Mayaan Ñaan am ci Géeja Paal Mayaan Ñaan ak Ñoxopaay Mayaan Ñaan ak Siga Paal Mayaan Ñaan jël dikke am ci Semu dikke jël Yande Muna am ci Maawa Yande Muna jur Semu Cumbaan Yangoor ak Maajoor Cumbaan Yangoor ak Biram Mbaro jur Sukkandeela jur Buur Siin Kumba Ndoofeen fa mag
muy càmmeñal Selbe ak Kumba Mag ak Kumba Ndeb bi Buur Sine Kumba Ndoofeen fa mag demee Salmon Fay moom moo ko wutu Salmon Fay Buur Sine Semu Mag moom moo ko wutu Buur Sine Semu Mag Buur Sine Amadi Bara Diouf moom moo ko wutu Makke Maag Njaay moom moo ko wutu Buur Sine Jaalige Siré Diouf moom moo ko wutu Buur Sine Jaalige Diouf Ñoxo Baay Semu Diouf moom moo ko wutu Ñoxo Baay Semu Diouf Makke Ndeb Njaay moom moo ko wutu Makke Ndeb Njaay Buur Sine Kumba Ndoofeen fa Ndeb moom moo ko wutu Buur Sine Kumba Ndoofeen fa mag moom it taarix xam yaatu lool macha allah rabbi ndax ku ne xam na ne moom moo seede woon Cheikhul Khadim ndax xam nga Buur Sine Kumba Ndoofeen fa Ndeb fam bàyyam bu tudd Ñoxo Baay Diouf boo xamante ni nekkoon na foofu ca exil bi nga xamante ni moom moo di Gabon fañ exilé woon Cheikhul Khadim mu am fa nag ab diir ndax def na fa lu toll ci fukki at ak ñaar nga xamante ni Cheikhul Khadim ñëw na fa mu gis ko nag mu nekk nitu yàlla nekk nit ku sell nekk nit ku baax mu jege ko comme ñoo fa nekkandoo woon mu gis ci moom ay karama yu bari yaatu Cheikhul Khadim xamal ko ne ko yow di nga génn fi nga nekk di nga delluwaat ci réew ma di Sénégal moo tax bi mu génnee fekk ki nga xamante ni moom moo di Buur Sine Kumba Ndoofeen fa Ndeb falu te bàyyi la woon ci moom mu ne ko am na ku ma dajeel foofa da koy wax Cheikhul Khadim bu bis bu ñëwatee ci réew mi na nga fexe ba dem ci moom wax ko ci moom ay karama yu bari yoo xamante ni gisoon na ko ci sëñ bu mag bi moo tax macha allah rabbi bi nga xamante ne ni ñu gis na ci 1902 bi tubaab yi jógaatee ngir teg ci moom ay tuuma rek moom mu taxaw teg mantoom ne leen kii ngeen di teg ci moom ay tuuma nit la koo xamante ni nitu yàlla la te mbaax rek ak sell moom moo nekk ci moom du ko yee fitna mukk ndax booba tubaab yi jàpp nañ ne ay ngànnaay ak yooyu moo nekk foofu ba ki nga xamante ni moom moo di gouverneur Merlin ci le 14 juin 1903 mu waroon yónni ñoo xamante ni dañoo ñëw foofu ci kër ga ngir xool lu fa nekk ci la Buur Sine nag tegee mantoom xamal ne leen ne kii daal jàmm rek moo na ci moom ci la ñaanee sang bi ñëw nag ñàkk kër ga ak ay nitam ba la nga xam ne moom la ci doon ragal sax am na ca ndax am nañ tubaab yi seen pexe eggoon na ci bëgg a topp ci guddi gi yóbbu fa ay ngànnaay ba bu ñëwee di seet rek fekk ko fa waaye Buur Sine gis nga moo taxaw gàllankoor ñooñu ba ñëwee ci guddi ga mu wàññi leen ba gis nga jaloore ju rëy jooju mu def ko ba nga xamante ne nii jaar-jaaram ak Cheikhul Khadim yaatu na ba foofu ci jaxaw gis nga at mu jot rek ñu defal ko fa màggal gu rëy ba moom ci le 21 décembre ci 21 décembre 1903 loolu xewoon foofu ci jaxaw moom ci la làqu 1923 ci le 21 décembre foofu la làqu ci jaxaw moom Buur Sine nga gis at mu jot ñu koy màggal foofu Buur Sine Kumba Ndoofeen fa Ndeb moomu ki nga xamante ni moom moo ci topp di Buur Sine Mahécor Diouf mi nga xamante ni moom moo wéer junjung yi yooyu ñooñu moo di Buur Sine Kumba Ndoofeen yi nga xamante ni ci li nga xamante ni mag ñi indi nañ ko ñooy Buur Sine yi nga xam ne jaar nañ fa falu foofu ci Siin soxna Fatka. ñaari laaj laa la bëggoon laaj daanaka benn bi ci nga daanale léegi nii. mooy damay faral di dégg ñuy wax junjung ya ca Siina loolu mooy Buur Sine yi wala la la parce que yaa ngi koy tudd léegi nii sax déjà boobu mooy première question bi. junjung ndënd la ndënd. ok ndënd la moo xamante ni buur yi ñoo ko daan am buur yooyu falu ci Siin ñoo ko daan am. moo tax ku ci masaana falu da nga daan fal fara junjung. fal fara keseng fara làmb yooyu ay ñooñu ay géwél lañ daan doon yoo xamante ni dañ daan tëgg kenn ku ci nekk am na nag poste boo xamante ni moom nga occupé ndënd moo yor tamit am na loo xamante ni ci wàllu information bu masaana am yow yaay génn sam ndënd tëgg ko bàkk ko bàkk yooyu nag bàkk wu ci nekk am na lu mu daan wax moo tax géwél daan occupé rôle bu am solo ci kër buur géwél daan na doon paar
paaru teeñ wala koo xamante ni mu nekk koo xamante ni day jege buur daan ko xelal daan ko waxal daan ko digal ci yu bari décision buur mosaan a jël laaj ko boo xoolee sax loolu moo xew ci ba léegi ci jamono président de la république wala sëriñ wala kilifa goo mës a gis rek am na géwél boo xamante ni mooy nekk ci wetam seen jaar-jaar ñoom ñaar ak seen diggante doon lu jege moo tax junjung daan nañ wax sax ne junjung buur du ko dégg bisub talaata kenn du ko ci tëgg waaye am na sunu maam yi géwél joo xamante ni mu ngi tuddoon maam Mor Jong Mbaay moom mas naa dem sax gana ji buur Siin Kumba Ndoofeen fa mag bi mu demee mu teral ko may ko alal ju bari may ko alal joo xamante ni dañ doon wax sax naan alal ji nga ko may bari na bari goo xamante ni bi maam Jong Mbaay génne àdduna ñu ne may googu moo ko rey ndax may gu bari waaye moom laata mu ñibbi dana ko dama bëgg a dégg junjung mu ne ko mu woo ana fara lamb mu ne ko maa ngi nii mu ne ko ana fara junjung mu ne ko maa ngi nii ana fara keseng mu ne ko juuf mu ne leen mbag yoo tëgg leen junjung yi waa Siin am sax ñoo xam ne danoo toog di jooy ne buur Siin dana folleeku ndax junjung buur du ko dégg bisu talaata buur Siin ne leen du ma am gan gu toll nii Jong Mbaay mu jógee ba Kajoor ñëw fii seet si ma di géwél bëgg dara ci man te du ko am kon donte damay folleeku dinaa ko tëggal junjung mu dégg ko ndax Kajoor amuti junjung te bëgg naa dégg junjung junjung nag nekkoon dënd mu yéeme moo xamante ni macha allah buñ ko mosaan a tëgg rek am na lu xew. d'accord man de kon ndekete su ma joxoon junjung sujet dissertation damay passé à côté ndax man ma junjung mooy titre roi man loolu laa mos a jàpp. ndax boo dee dégg nag junjung yi ca Siin rek dafa am lu ko waral junjung yi ca Siin. waaw dégg moom importance boobu bañ koy tudd toujours junjung yi ca Siin rek. am na lu tax d'accord ci sa biir waxtaan aussi Mbaye Babacar da nga tudd Birima Ngone Latyr te je pense que moom am na lien de parenté ak ki nga xamante ni mooy Lat Joor Ngone Latyr mais sama problème foofu mooy Lat Joor moom Kayoor la woon Birima Ngone Latyr ñëw nekk foofee ca Siin lan moo indi loolu non Birima yi dañ leen di jaawale Birima Fatma Thioub ak Birima Ngone Latyr bokkul ma kodd mi ma wax laa la ne Birima Fatma Thioub mooy baayam léegi Birima Fatma Thioub moomu moo jur ma kodd ma kodd dafa denc Ngone Latyr Absa am ci doom tuddee ko baayam muy Birima Ngone Latyr moom ak Lat Joor Ngone Latyr ñoo bokk benn ndey bu leen jur ndax sëy boobu bi mu jeexee Ngone Latyr Absa moom dañ ko jox Saaxeer Fatma Saaxeer Soxna Mbay moo am ci Lat Joor Ngone Latyr d'accord moo tax ñaari Birima yi dañ leen di jaawale yenn saay ñaari Buur Siin Kumba Ndoofeen yi tamit yenn saay dañ leen di jaawale waaw dafa am Birima Ngone Latyr ak Birima Fatma Thioub am Buur Siin Kumba Ndoofeen fa mag am Buur Siin Kumba Ndoofeen fa ndeb yooyu tamit dañ leen di jaawale d'où l'importance de waaw moo kodd jur na bu moo kodd dafa doon Buur Siin jur Damel d'accord da ngay seet loolu rek histoire a ngi nii macha allah. lu waay di def na ko mën. waaw bilaay bilaay walaay. macha allah maam yi nga andi ay 1700 ak 1600. yaakaar naa yow daal tubaarkàlla daal. bilaay bi noonu am na solo de wax dëgg fa ne yàlla heure bu indee sujet rek ñu jëlee si njàngat yu bëree bëri sama genre Assane gi ak xale yi nga xamante ne ñu ngi toog di ñu seetaan. nga xam ne malheureusement amuñu chance ñu jël programme bi dugal si ñi nga xamante ne ñoom la ñuy waxtaanee programme éducatif bu Sénégal Mbaye Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf Soxna Fatou di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal ñun bokkal jotaay bi yëpp macha allah di nuyu suñu gan gi bu baax a baax ci waxtaan wu am solo bi. Pate Assane di nuyu bu baax Mamadou Ndiol Fall. foofu ci Italie. docteur Mbaylo. di nuyu bu baax sama xarit Chérif Tambédou maa ngi lay ziar bu baax sang bi. di nuyu sama yaay Dieynaba Fall. ak sama doomi baay yi nekk Thiès yëpp. ak li ko dalee xombal Mbar Diak. Ndengleer Nduuf ba jën sirax di ñaan yàlla mi dara tawul rek yàlla na def jàmm ci réew mi ak ci àddina bi yëpp ci daraja yonent bi amiin Mbaye Babacar ñu bokk lépp mu ngi noonu sama xel day dem aussi ci ñi nga xamante ñooy waa Ndindi waa kër sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhlaq ñu ngi leen di nuyu bu baax di ziar bu baax ku tedd kooku sëñ Abdou Karim Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér dañuy daal di ñëw léegi-léegi ñu jëli si rubrique Ticket Média.
alors voilà ñu daal di bàyyi Assane mu indi ñu suñu thème addict. alors dama lu ma métti. Fatou addiction la mais dafa dem ba nekk névrose moo tax ñu tuddee ko nomophobie en 2018 le mot boobu daal di juddu nomophobie donc no mobile phone phobie c'est-à-dire moom lañ contracté muy nomophobie peur de ne pas d'être sans smartphone. donc day mel ne boo yorul sa téléphone da ngay am tiitaange boo xamante moom nga nekkal. moom mu am parce que. est-ce que man ñëpp fi toll fala yow amul ku ci rëcc mais en fait degré yi yow bokkul. jamono ji mën naa ne amul ku ci rëcc. koo xamante ni sa téléphone bu la soree dina am looy yëg parce que dina am lu lay manqué dañuy dem ba ni téléphone bi ñun ñoo ko war a utiliser téléphone bi ñun ñoo ko war a dominer mais à un moment donné moom moo ñu dominer. mi ngi ne rek. confirmation on est en train de parler Khadija mi ngi concentré wu carrément si téléphone ba xamul ne sax ñun ñi ngi wax ak moom donc muy mbir yoo xamante ni rek preuve la benn bi li koy waral benn parce que avantage yu téléphone am. moom moo ko waral. waaw soxlaatoo xool calendrier sa téléphone am na ko. da ngay takk montre. waaw di xool heure si sa téléphone. wallaay ndeysaan. booy y' a beaucoup de choses yoo xamante ne. rajo pour nga dem fenn jarul sax ngay woon nit ki fii ak fenn GPS ngay utiliser facilement mu indiqué déglu rajo utiliser ko poste rajo yi. sa téléphone donc dafa bëri ay avantages mais avantages yooyu nag ça nous pousse à ñu nekk hyper connecté. et hyper connexion boobu nag moom mooy danger bi. parce que à un moment donné day nekk benn mbir boo xamante ni névrose day doon maanaam feebar. quand tu ne l'as pas indil na le problème Fatou jamono ji est-ce que bu ñu jëloon sa téléphone la preuve mooy avant émission de commencer à chaque fois on se rend compte que Charles il fait tout pour ramasser les téléphones parce que y a beaucoup de gens yi nekk si plateau bi ils n'arrivent pas à se concentrer parce que lu dara mën na xew Mbaye Babacar nekk si réseau yëpp di wax lu am solo ma sa concentré wu si sama téléphone déjà si image rek bu loolu fañ ne si télé si image rek ça passe pas. Deux du respect si kii wax. te du respect yi si ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan. li ko waral moom mooy addiction boobu. dem na nag ba ñenn ñi jàppee ko ab feebar. bokk na si benn sociologue boo xamante ni Suisse de Catherine. liggéey na si bind na si ay livres moo xamante ni j'arrête d'être hyper connecté noonu la ko tudd. benn stratégie boo xam ne en 21 jours dañ koy utiliser pour mën a débarrasser wu un peu éloigner wu un peu si téléphone bi dootu la dominer mais yow yaa koy dominer. parce que dafa am ay dangers y a des dangers yoo xamante ni plus ou moins grave dangers yi bokk na ci li nga xamante ni moom mooy relations humaines yi dañ koy dépasser parce que au lieu de nous socialiser les réseaux sociaux on le dit souvent nous désocialisent dañuy toog di waxtaan ku nekk sa téléphone on place benn mot balaa beneen ñaareelu phrase bi di ñëw yow yaa ngi répondre keneen da ngay utiliser téléphone bi en dîner toog di reer di lekk yaa ngi sa téléphone dañuy nekk dans l'intimité on utilise les téléphones waral dérive yi di am en ce moment là on parle de sextape souvent au Sénégal li koy waral mooy on utilise n'importe comment le téléphone ndaxte da ngay nekk ak sa borom kër da ngay nekk ak sa soxna ngeen nekk dans l'intimité mais tu ne peux pas t'empêcher d'utiliser le téléphone muy benn danger boo xamante ni yaa ngi koy def pour yow ça ne sert à rien mais danger li nga mënul bàyyi sa téléphone à côté moom moo tax loolu nekk si téléphone bi ba indi ñu daal di koy exploiter pirater ko ba teg ko donc fële la mbir bi commencé avant moo nekk sexte bi nga xam ne jamono ji day nekk si internet bi oui des dangers yoo xamante ni ça arrive nii la si sur le plan social la sur le plan humain ay dangers yoo xamante ni ñu nag nit ki ça danger yi bokk na si manque de concentration on est là di liggéey nga nekk concentré aussi un dossier qui est important di bind téléphone bi sonné automatiquement tey déconcentré quel que soit li ngay liggéey lu mu am solo ba tant que lire woo liñ la envoyé wala décroché woo appel bi non tu pourras plus te concentrer donc c'est mën na sax donc benn notification réseaux sociaux yi notification parce que lu ñàkk fayda si réseaux sociaux yi mais déconcentré na la si liggéey bi perte loolu na benn temps boo xamante ni sa rendu bi nga doon am doo ko am et hyper connectivité